fii ci Koungheul ci mairie bi mën nañ ko wax tey conseil municipaux yi xam ne ñoom la ñuy fal ci ñu war a gunge Alioune Badara Ly di maire bi ci liggéey bi ñoom nag tey nag ñoo amoon ñaari fan yoo xam ne dañu doon renforcer dafa leen formation ci li xam ne mooy seen rôle mooy rôle conseil ak yan lañ mën a apporter ki la ko def nag di doomu Koungheul di Ahmadou Gueye Diaga dëkk fii ci Koungheul nekk professeur fële ci université Bombay xam-xamam màcc ci domaine bi di collectivité territoriale moom moo ñëwoon nag dafa leen formation bu 2 jours démarré nañ ko démb tey nag moo nekkoon cérémonie collective bi ci teewaayu ki xam ne moom mooy le maire Alioune Badara Ly ci formation boobu noonu bi ñu paree sax ci mbir mi talal nañ suñu micro ñi xam ne ñoom ñooy participants yi jël ci ku ci mel ni Papa Keba Ndour mu ñëw wax ci mbir mi xam ne gis na ko mais nee na ñoom mbégte rek lañ ci gis parce que xam-xam bu mag kii di Ahmadou Gueye Diaga indil na leen ko ci jigéen ñi tim am na guñ si jël ko nekk tim ko xam tim yëkkati na kàddoom ci mbir mi biñu pare nag ñi talal ki xam ne moo nekkoon formateur bi di Ahmadou Gueye Diaga li mu def la moo tax ba def ko lan la ciy xaar encore tim est-ce que pare nag pour defal ko yeneen i communes yi xam ne ñu ngi ci département Koungheul loolu yëpp nag seq nañu waxtaan ak moom mais tim ki xam ne moo ko indoon fii di Alioune Badara Ly yëkkati na kàddu yu am solo wax ko foo ko ñu dégg leen. ñu ngi leen di nuyu yéen ziare bu baax di nuyu mbooloo mi fi daje ak conseil municipal bi yëpp di jiital nag ki nuyoo bi monsieur le maire Alioune Badara Ly di am benn formation bu ñu doon defal ñun conseil municipal bi ci taxawaayu Diaga di moom itam doomu Koungheul ñëwoon taxaw di ñu defal formation boo xam ne ci li ñuy yëngatu ñu mën cee yokk suñu xam-xam ndax nit ki bu fekkee dafa am ci loo nekk xam li nga yor lan la day tax li ngay liggéey nga mën a xam nan nga koy liggéeyee te conseil municipal dafa ëmb lu bëri ndax 46 conseils yi Koungheul commune Koungheul yëpp ñoo dajee jiital leen ne leen yéen a yor baatu Koungheul kon dafa war a nekk loo xam ne dañoo xam li ñu yor lan la bañ mën a yóbbu Koungheul fi ñu yaakaaree loolu moo taxoon nag monsieur le maire moom itam ne comme conseil bi dajee nañ di 46 conseils yi war a taxawu Koungheul pour yóbbu Koungheul fi ñu jëm kenn ku nekk ñu am luñ la dénk defe naa ne mu andil ñu koo xam ne danañu jàngal li ñuy yore ba kenn ku ne li nga yor nga mën koo yóbbu fi mu jëm dana nekk lu am solo mu ne nag moom itam comme day def loolu te ñi xam bëri nañ day seet ki xam te dëkk Koungheul mu andi ko mu jàppale waa Koungheul muy Diaga Gueye mii di doomi Pa Maguette Gueye ñëw am taxawaay bu rafet ci li ko maire indee Koungheul mu jàppale conseil municipal bi wan ñu yoon wi ñu war a jaar pour yaakaar bi Koungheul am ci conseil bi am ko ci monsieur le maire Alioune Badara Ly ñu mën koo eggale fi nga xam ne moom lañ soxla waaw te ñaari fan yi nga xam ne wax dëgg yàlla nekk na ko ak ñun defal nañu njàngat bu am solo boo xam ne kenn ku xamoon benn wala ñaar xam nga tey fukk te xam-xam day nekk loo xam ne lu am solo la ndax da lay yombalal fi nga jëm te jàngal nañu tey loo xam ne wax dëgg yàlla buñ ci jafandoo toog jëfee ko danañ yóbbu Koungheul fi ñuy yaakaaree ñaan yàlla yaakaar boobu yàlla dëggal ko moom mi nga xam ne ñëwoon na pour ñu defal ñu ko itam sant nañ ko gërëm nañ ko ndax def na ko ak yéene def na ko ak xam-xam def na ko ak bëgg Koungheul waaw loolu yëpp te taxawaayu monsieur le maire nag moom itam mënoon nañ nekk ay conseil mu ànd ak ñun bàyyi ñu ñuy làmbatu mais bëggul ñuy làmbatu tax mu dem indi ku ñu mën a wan yoon pour ñu mën ci tegu ba nga xam ne li yëg Koungheul yaakaar danañ ko def kon loolu ñu ko ci sant moom itam di ko ci gërëm bu baax day firndeel ne moom li ñu yor bëgg nañu liggéey ko bëgg na mu sell itam moo tax mu jàngal ñu fu ñuy jaar ba mën koo sellal kon liñ fi jàngee ñi ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla dëggal yal nañu yàlla man may bunt buñ ko liggéeyee ba niñ ko bëggee ñu amee ko yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk tey di presse bi yore Koungheul di fi leeralal nit ñi li xew ñi ngi ñaan yàlla dëggal seen taxawaay may leen fan lu gudd ak wér ndax lii dafa am solo parce que tey jotaayu saal bi du ñëpp fi mën a ne yéen ñi fi teew mën a wan nit ñi li fi ne kon yéen tam ñu jar a ñaanal ngeen yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla barkeel seen liggéey ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant monsieur le maire di ñaan yàlla yan bi yal na ko yàlla woyofal liñ ci yéene te mu bëgg ko ci Koungheul yal na ko yàlla sottal bañ gis ci lu romb suñu njort ci barke yonente bi Diaga mi nga xam ne doomu Koungheul la yàlla dénk ko xam-xam bi yal na yàlla gën a tàppe suñu diggante ba lépp lu ñuy yittewoo mu di ñu ko indil ñu ngi leen di sant di leen gërëm ngeen baal ñaaw. Conseillère municipal présidente commission santé population et action sociale en tant que conseillère municipale ak président commission maa ngi am mbégte bu baax ak kontaante di assister formation bi di teewee formation bi nga xamante ni monsieur le maire nitu social la avant tey nitu social la dafa am benn lien ak social kon tey boo ko dénkee commune de Koungheul yaakaar naa ne dinañ ci am lu kawe suñu njort te ñun tamit engagé wu nañ nekk ay Baye Fall Koungheul comme moom avant muy doon maire
dafa nekk Baye Fall Koungheul kon bu doonee maire ñun dañu ànd ak moom nekk Baye Fall Koungheul pour liggéeyal askan wi xaaruñu ci dara nag yàlla lañ ci wut ak jërëjëfe waa Koungheul yi ak yóbbu Koungheul ci kaw ci kanam ñu ngi koy gërëm nag di ko sant di ko ñaanal taxawaayam bi yàgg te dëgër lool li mu mën ren yal na ko mën 5 ans yi ba ëllëg ñu yëkkati dëkk bi jox ñu ko te duñu campagne ñu fas yéene bañ a campagne ci kàttanu Yàlla ñu ngi kontaan aussi ci professeur parce que indi na fi xel mu sell formé nañu ak mbégte ak contentement en tant que doomu Koungheul kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di xaar ci moom aussi yeneeni formation incha allah jaajëf. Mbaye Diaga nekk enseignant chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. waaw je pense que formation bi sous l'initiative vraiment de monsieur le maire donc moo ñu contacté woon pour ñu ñëw en tant que ay doomu Koungheul ñëw indi suñu xam-xam ak suñu xalaat pour jéem a renforcer capacité man dama ko tuddee formation sax renforcement capacité laa koy tuddee parce que fekk nañ fi ñoo xam ne aussi yàlla mën na leen expérience yu kawe donc ci gestion bi ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi am nañ ci xam-xam waaye yàlla dafa def rek ñu jiitu woon tey nekk tey di jiite liggéey bi def nañ nag formation ci ay modules yu bari modules yu mel nii organisation et fonctionnement d'une collectivité de la commune ñëw nañ ci rôle responsabilité mission donc conseil municipal et aussi des conseillers municipaux loolu aussi ñëw nañ également aussi ci gestion financière et budgétaire donc am na yeneen modules yu ñu prévoiroon mais malheureusement amuñu jot pour ñëw fi mooy les compétences transfert bu ne ñu dugg ci xaw ko yaatal ko wax pour que ñu mën a comprendre marché tamit waroon nañ ci mën a ñëw mais ñëwoon ci coopération décentralisée waroon nañ ci ñëwoon ci partenariat public privé waroon nañ ci ñëwoon ci donc bref day wane ne yu bëri daal des na même l'intercommunalité budget participatif participation citoyenne yooyu yëpp jotuñu cee ñëw waaye nag li ndorteel la rek parce que wax dëgg yàlla monsieur le maire maa ngi rafetlu initiative bi bu baax a baax parce que dafay am lu muy firnde rek parce que moom bëgg na ñëpp nekk à un certain niveau pour que mën a porter le développement donc bëggul rek ñenn ñi xam wala ñeneen ñi gën a xam ñeneen ñi donc moo tax man loolu laa gën a rafetlu ci formation bi te leneen aussi gis nañ teewlu gi nga xamante ne moom lay participants yi vraiment dañu assister teewlu tey la gën a ëpp nit ko démb donc pour nga gis ne kon am na ñoom vraiment fi ñu teg formation bi te gis naa aussi seen engagement maa ngi remercier aussi de passage di remercier aussi le monsieur le maire encore une fois de plus pour aussi li nga xamante ne tey honneur bi nga xam ne aussi defal na ma ko woo ma ñëw donc ñëw indi suma kii mën na ko bañ a ñàkk a def wala wuti ñeneen mais dafa xool ne noonu kii doomu Koungheul la bi ko frère am waxee rek daf ma contacter spontanément woo ma ñu waxtaan man aussi ma nangul ko spontanément parce que ñun wax naa ko keroog ma ne ko ñun benn parti la ñu am mooy Koungheul donc te wax dëgg yàlla def na yaay nekk ci kanam dañ leen nangul li nga doon yaa jiite dañu war a nangu jiit googu buñ gëmee yàlla loolu la ñu war a def waaw nañ nangu ki nga xamante ne moom la yàlla jiital ñu topp ci gannaaw ànd ak moom liggéey loolu mooy gëm yàlla su ko defee mu liggéey ñu am résultat waaw loolu daal pour man loolu la ñu war a def te loolu laay lancer appel également et je pense aussi gis naa ni même conseil yi li ma gën a neex aussi gisuma ci xaajang seen gisuma fa ñi feerañ jigéen ci mouvement bi parti tout le monde est venu donc pour wax rek ne la kon Koungheul ñoom ñëpp nekk nañ tey autour de vraiment de ce conseil municipal là pour Koungheul donc pour dem quoi vraiment loolu laa am. waaw je pense que sax léegi def na ko léegi parce que sànq bi ñu paree maa ngi gis mu ngi ci seen mbaaxu ñoom waa conseil bi donc ne dañu may def conseil spécial pour jàppale waa mairie bi ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam ci wàllu formation donc loolu aussi dañ koy nangu ak beaucoup d'humilité ak beaucoup de modestie pare nañ également aussi saa bu nu wooyee rek ñu jël suñu calendrier jéem a ñëw dugg ci formation yooyu noonu parce que dañu war a former gars yi def permanent maa ngi wax dégg ma ne leen article 12 du code général des collectivités territoriales moo wax ne tout conseiller a droit à une formation adaptée aux fonctions donc kon dañu war a former de façon continue donc warul yem rek tey ci kii te ñun aussi pare nañ pour def ko parce que fii la ñu dëkk fii ñun duñ ñëw di fanaan ci hôtel ne dañuy ñëw jubali suñu ay kër donc kon moo tax dafay yomb donc day yomb loolu daal vraiment na ngeen jàpp ne am na yeneen modules yu bari yu am solo yu des ñett lañ jot a def mais am na ay 4 wala 5 6 modules yoo xam ne yëpp a intéressant vraiment pour que ñu gën a am ay ñu taxawee.
waaw comme ni ñu waxee rek parce que ñun département bi lañ dëkk gannaaw bu Koungheul passé ci département bi lañ bokk te yàlla def na aussi am nañu ay mbokk fu bari tamit ci biir kii bi waaw yéen commune bari am nañu fa ay mbokk nag waaw parce que fii lañu suñu ay maam yeeg maamaat yëpp dëkk am nañ fi pare nañ aussi pour jàppale leen parce que ñun lu ñu ñor rek mooy jàppale leen ñu am xam-xam te duñ ci xaaruñ ci dara nag il faut que ñu leeral ko xaaruñ ci dara donc bu ñëwee ñu jàppale leen rek donc ku defee jàppale leen renforcer aussi seen capacité kémtu laykat lañ ci mën pour que aussi ñu mën a am benn taxawaay ba gën a ñoŋ waaw loolu la. waaw jërëjëf Baye Top jërëjëf xibaaru Bambouck c'est vrai dañ fi daje tey doon def benn formation ak kenn koo xam ne doomu Koungheul la xam-xamam màcc ci wàllu décentralisation c'est l'occasion nag ma sant ko gërëm ko parce que vraiment bi ñu ko sàkkoo ci moom daf ñu ko yombalal ñëw ak humilité wane ne moom Koungheulwaa la boo xoolee ci module yi ñu waroon def te am yoo xam ne jotuñ ko def participation citoyenne ci la bokk moom wane na ne déjà mu ngi ci loolu biñ ko waxee ak humilité il a accepté ñëw defal ñu formation ci diiru ñaari fan jox conseil yi ay rudiments yoo xam ne nécessaire pour la pratique de leur fonction tey mënuñ lu dul sant ko gërëm ko ci loolu di ñaan yàlla aussi conseil yi nga xam ne tey formé nañ leen tàggat nañ leen lii ñu fi jëlee mu doon njëriñ ci ñoom ba am incidence pour ci conseil. pour ñaari yëf déjà disponibilité am beneen bi aussi doomu Koungheul la donc ñun gënuñ ko yey ci Koungheul et puis yéene bi ñu am ci Koungheul moom la am ci Koungheul kon tey su amee possibilité wala opportunité wan Koungheul waaye ne leen kat moom doomu Koungheul la te li ñuy def fii ci commune Koungheul daf ko concerné au premier chef defe naa ne choix la boo xam ne kenn du ko naatable moo tax ñu tànn ko. waaw bëgg rek tout simplement conseiller bu ci nekk xam lan mooy sa wareef par rapport ak institution bi nga xam ne dañ fi jaar tey war a ëllëg jógee fi keneen ñëw fi ñu bëgg rek conseil municipal bi am tàggat bi war pour que ëllëg vraiment bu ñuy juger ñu de façon positive donc loolu moo tax et puis ñu fas yéene nag def une gestion transparente conseiller bi xam parce que le maire sans le conseil n'est rien le maire et les conseillers sont d'égale dignité donc c'est normal tey que man maire ma war a mun a tàggat conseillers yi ñu xam lan mooy seen rôle pour que ñoom ñu mun a si vous voulez xool wala saytu li nga xam ne moom la maire di def bu ko defee parce que boo la leeree ne le contrôleur a la compétence requise pour te contrôler defe naa ne di nga def liggéey bi war kon c'est dans ce sens-là moo tax ñu ne vraiment ce serait bien pour que cette commune de Koungheul soit une commune forte qu'on ait quand même des conseillers vraiment dignes de ce nom qui pourront vraiment mener à bien leurs actions ou leurs fonctions. waaw loolu lu am solo la parce que defe naa ne du ñu am ku mel nii muy doomu dëkk bi manifester disponibilité am pour dëkk bi ñu koy seetaan wala ñuy jéem a ñàkk fayda ba du ñu jëriñoo wala du ñu yéwénal ci xam-xamam kon loolu moo tax ñu tànn ko ma remercier nag conseil bi parce que vraiment nous avons un conseil très mature parce que tey wane nañ ko tey c'est un conseil qui est uni c'est vraiment au premier si vous voulez le sens majeur de la responsabilité tey ñoom ñëpp unanimement bi ma proposé loolu ñoom ñëpp ci d'accord ça veut dire que kenn ku ci ne rek mu ngi woon sa xol kon ñu sant ko moom professeur bi mu ñu nangulee loolu parce que tey wane na ne vraiment commune Koungheul ñor na ko comme il a coutume de le dire Koungheul mooy partem donc tey wane na ko encore une fois de plus ñu ngi koy saluer di ko remercier ci nangu boobu mu nangul ñu nekk conseil spécial fas yéene jël xam-xam ak xalaatam weelee ñu ko jëriñoo ñu jox ñu ko ñu jëfandikoo ko pour mener à bien la mission qui nous est assignée donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw loolu defe naa ne commencé nañ ci sax ay jéego démb maire Saly ñëw na fi waxtaan nañ ci te defe naa très prochainement
ci calendrier en fonction de la disponibilité du professeur moom dina ko jël pour mu defal ko lu mel nii foofu ci commune Saly yeneen maires yi aussi dinañ leen yeggee information bi te dinañ ko plaider auprès d'eux pour que vraiment ñu jël ko liggéey ak moom parce que seen bénéfice la tey ñun ñëpp dañu fal parce que vraiment population yi ñoo am ay attentes yaakaar ci ñun yaakaar boobu nag pour ñu motee ko il faut ñu xam yoon wi nag moom la lay jox ki lay jox yoon nag defe naa ne bu la wanee yoon ba nga gis yoon boo dee ku généreux da nga koy yaatal ci ñeneen ñi nga nekkal donc ba tax na tey sànq wax na lu bëri ci wàllu intercommunalité tey nous sommes un département de 9 communes 9 communes yi benn warul dem bàyyi beneen donc pour mu gën a yomb defe naa ne dañuy am des conseils municipaux forts yoo xam ne dinañ xam lan mooy seen vrai rôle ak seen responsabilité pour ñu mun a saytu l'action du maire pour mun a am dem vers des résultats probants donc loolu mooy li nga xam ne moo ci am solo bis mi ki tey monsieur Diaga Gaye conseiller spécial la ci commune Koungheul defe naa ne loolu képp ku ko dégg ku ne rek xol bu féex lay doon bu sedd lay doon ci moom donc maa ngi sant ñëpp di remercier ñëpp vraiment ci teewaay bi jërëjëf di leen sant yéen it comme ni ko Pa Keba waxee defe naa ne ci biir salle bi la xewee mais suñ ko wasaaree ci biti grâce à yéen donc yoral nañ leen njukkal yoon tamit ci wàllu woowu di leen sant bu baax a baax di profité di nuyu mon ami le globe-trotteur comme ni ma koy woowee jërëjëf merci